maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañoo ñëw di leen wan nan ngay def ba sécuriser sa WhatsApp ba nga xam ci nii kenn du la mën a pirate lii nag astuce bu cool la maa ngi lay ñaan même su fekkee tayal nga dama lay conseiller lii nga def ko ndax lii boo ko defee kenn du mën a pirate sa WhatsApp ndax temps yi ñu bëri dañ may wax naan ñoom dañoo pirate seen WhatsApp dañ koo pirater jël sa WhatsApp di ko tij ci beneen téléphone ak yooyu yëpp boo defee lii yàlla mën na la cee musal ba nga xam ci nii kenn du la piraté ndax WhatsApp dafa nekk loo xam ci nii mooy loolu daanaka ñëpp ñoo koy utiliser te gars yi dañoo soxor di jël say vidéo di ko partagante lépp mën naa jógee ci pirate WhatsApp ba tax na tey dañ lay wan nan ngay def ba éviter toute sorte de piratage c'est-à-dire bépp façon boo xam ci nii ci wàllum pirate rek tey dañ lay wan nan ngay def ba mucc si ndax WhatsApp dafa nekk loo xam ci ni ñëpp koy utiliser wu ñëpp ñu utiliser WhatsApp ba tax na WhatsApp bi danga ko war a sécuriser ba nga xam ci ni képp koo xam ci ni bëgg naa pirate rek du jàll c'est-à-dire nii naka lay sécuriser bi di mel sécuriser bi moo nekk képp koo xam ci nii day jéem a tijji sa WhatsApp wala muy jéem a def dara da koy laaj benn code boobu mu xam ci ni yaa koy def pour nga sécuriser ko code boobu nag day ànd ak sa email en cas boo demee ba fàtte ko nga mën koo récupérer tey nag ñaar yow dañ leen ko wan nan ngay def ba boo fàttee li nga xam ci nii moo nekk code boobu nga récupérer ko nan ngay def tamit ba nga xam ci ni def ko c'est-à-dire nga sécuriser ko ba nga xam ci ni kenn du la mën a pirater pour temps bi bañ a gudd dañuy dem directement au but pour loolu mën a ne da ngay dem mooy ci WhatsApp. boo demee ci WhatsApp ba pare nan ngay def da ngay ñëw mooy ci 3 points yi ngay daal di ñëw boo ñëwee ci 3 points yi ba pare da ngay dem paramètres avant ñuy continuer dañ leen a bëggoon a leeral leen lii ñuy def nag disponible na ci WhatsApp yëpp c'est-à-dire am na ci WhatsApp yëpp toutes sortes de WhatsApp il y en a c'est-à-dire am na fa lii yëpp am na ci WhatsApp yëpp ba tax na dañ lay conseiller nga def ko lii bëgguma kenn di ko wàcc ndax lii lu am solo la après boo ñëwee fii da ngay dem mooy comme boo ñëwee fii da ngay dem compte moo nekk bii ci kaw su fekkee yow compte mën naa bañ a nekk ci kaw ndax WhatsApp du ci mel ni WhatsApp business ak yeneen yi mais yow li ma la wax daal moo la ëppal importance ba tax na fii boo dikkee comme instant bii da ngay sécuriser dañ leen wan toute façon daal de sécurité daal lañ leen koy wan lépp la nga xam ci mën nga ko def ba sécuriser WhatsApp dañ la koy wan duñ jam ci benn première bi dañuy dem sa empreinte digitale xam nga loolu nga codé sa WhatsApp xam nga loolu ci sécurité la bokk ba tax na dañ koy njëkkee xam naa gars yu bëri sax xam nañ ko ba pare nga codé ko ak sa empreinte digitale c'est-à-dire sa baaraam nan ngay def ko loolu defoon nañ ko mais dañ ci ñëwaat rek on va y revenir après nga wàcc ba ci suuf moo nekk bi mujj mu nekk bi mujj après da nga ñëw ba fi ñu defal la verrouiller par empreinte digitale comme ñun dañ ko activé woon moo tax mais boo ñëwee yow nii ngay fekk mu mel après mu bindal la déverrouiller avec l'empreinte digitale c'est-à-dire avec l'empreinte sax la wax jàllu ci digital mais tu vas y comprendre après yow boo ñëwee fii nan ngay def da ngay cocher fii boo cocher automatiquement da lay signaler mu ne toucher le capteur d'empreinte c'est-à-dire sa téléphone ci ginnaaw nee nga teg sa baaraam après nga teg sa baaraam automatiquement il va le détecter c'est-à-dire day détecter sa baaraam te bii dafa efficace kenn mënut a ñëw ba nga xam ci ni da koy laal rek mu jàll même iPhone am na ci mais iPhone on va revenir sur iPhone c'est-à-dire iOS dañ ci ñëw gën nañ ko expliquer ndax démb am na ko ma ci doon waxtaanal mu may wax naan daam ñu ci bëgg a xam yu bëree bëri ba tax na xam naa ñu dañoo xam ne ñi yor iPhone bërit moo tax astuce yu bëri duñ ko mën a def ndax mooy loolu mais danañ ci commencer def ay astuces waaw. après ñoo nga fi ba pare automatiquement da ngay fekk bind la immédiatement c'est-à-dire yow boo ko defee bi ci kaw nii immédiatement mu nekk yow boo génnee ci WhatsApp bi rek boo duggaatee mu laaj la ko su duggee ci WhatsApp rek dana ko laaj mais boo ko defee au bout d'une minute c'est-à-dire au bout de une minute boo ko defee loolu yow boo xasee ba génn boo duggaatoon rek automatiquement du la laaj code bi mais soo toogee lu toll ni une minute nga duggaat dalay laaj code bi boo ko defee au bout de 30 minutes c'est-à-dire yow boo génnoon nga duggaat du la laaj code
mais soo toogee 30 minutes nga duggaat ci biir WhatsApp bi dalay laaj code bi ndax yow yaa ko def 30 minutes c'est-à-dire au bout de 30 minutes yow daal soo duggee ci biir WhatsApp bi du la laaj code mais à part 30 minutes yi su xasee ba jàll rek soo duggaatee ci WhatsApp bi da laaj code ba tax na dañ leen di conseiller ngeen def ko immédiatement c'est-à-dire boo génnee rek boo duggee mu laaj la ko ndax gars yi dañoo gaaw. pare nga fa ba pare boobu sax daanaka amul solo ndax ñu bëri xamoon nañ ko pare nga ci confidentialité moo nekk bi nekk ci kaw da nga ñëw ba fi ñu defal la sécurité ngay daal di ñëw ba ñëwee sécurité lii nag duñ ci yàgg dañ leen koy wax dañ leen di conseiller ba lu ñëwee fii dañ koy fekk mu désactivé wu automatiquement mais yéen dañ koy activer c'est-à-dire yéen daal dañ koy activer nii la war a mel carrément dañ ko expliquer mu gën a gaaw comme lii lu mu jëriñ fii bind na la afficher les notifications de sécurité c'est-à-dire yow di afficher da ko avec sécurisé c'est-à-dire daal di après fii mu bind la activer fii mu bind la activer ce paramétrage pour recevoir des notifications quand le code de sécurité de l'un de vos contacts change lii boo ko defee képp ko xam ci ni sa contact la moom code sécurité mi daal bu ko xasee ba changé rek automatiquement ñoom dañ koy mise à jour daal la koy envoyé ba tax na lii lu am solo la xam nañ dañ ci revenir mais dañ lay conseiller en attente après yow nga daal koy activer ndax façon de sécuriser après bii nag moo nekk lépp bii nii vérification en 2 étapes bii bokk na ci li nga xam ci ni mu ëpp solo ba tax na bii dama koy conseiller toutes les personnes qui regardent ce vidéo bii yéen ñëpp lay ñaan ngeen def ko ndax bii lu am solo la c'est-à-dire nga sécuriser sa WhatsApp bii moo taxoon sax ñoo ko def vidéo bi moo nekk vérification en 2 étapes bii lan lay jariñ képp koo xam ci nii mi ngi tijji sa WhatsApp du mën a jàll c'est-à-dire da koy laaj benn code de sécurité code boobu nag yow kese yaa koy xam code boobu su ma juumul mi ngi toll ci 6 chiffres su ma juumul du genre yaa ma gën a xam mais dañ leen di conseiller ngeen def li vérification en 2 étapes yi ñëpp ngeen def ko pour loolu nga yow soo bësee li nga xam ci ni moo nekk vérification en 2 étapes automatiquement lii nii la lay laaj c'est-à-dire yow lii nii la lay laaj ba nga xam ci ni yow képp koo xam ci ni mi ngi jéem a pirater sa WhatsApp rek lii la koy laaj code bii la koy laaj après nag xam nañu beneen vidéo lañ koy expliquer boo demee ba nga xam ci ni fàtte nga code bi moom la beneen méthode booy jaar pour nga mën koo récupérer après fii boo duggee nan ngay def da nga ñëw ba fi ñu bindal la activer soo bësee activer ba pare fii dalay laaj code la lay laaj code bii nag lu am solo la te dama lay conseiller nga def ci code bu sûr code boo xam ci ni dana la wóor ni doo ko fàtte ndax code bii kat moo lay permettre képp koo xam ci ni day tijji sa WhatsApp rek da koy demander code bi ba tax na yow code bi da nga koo def code boo xam ci ni code booy jàpp la fii ma def nii fii la code bii dem bu tax na dañu ko respecté bu baax a baax ñun dañ leen di wan moo tax nañ ci def code bu yomb rek nañ def 76 au moins 76 après nag fii dalay laaj pour nga confirmer c'est-à-dire yow nga def code bi nga xam ci ni defoon ko après fii danga koy répéter pare nga nag fii nag nan ngay def fii mun la ajouter une adresse email à votre compte mun la elle sera utilisée pour réinitialiser votre PIN si vous oubliez et protégera votre compte yaa ngi seen lii nag lu am solo la ji nga email bii ngay def lu mu lay permettre bu dee ba nga xam ci ni fàtte nga sa mot de passe c'est-à-dire li nga defoon noonu code bi nga defoon lii moo lay permettre nga réinitialiser ko ba nga xam ci ni di nga mën a jàll lu gar sa biir WhatsApp mais yow su fekkee yow email bii respecté woo ko c'est-à-dire email bi nga ci defoon xamoo ko yow sa WhatsApp dootoo ko mën a tijji abadan c'est-à-dire yow li ma la wax dafa leer su fekkee yow email bi jàpp nga fàtte email bi nga ci def nga fàtte mot de passe ba nga ci def ñaar yëpp nga boole leen fàtte yow sa doo ko mën a mus a récupérer c'est-à-dire force nga jàpp ci benn daal benn boo xam ci ne nga koy c'est-à-dire apprendre par cœur c'est-à-dire da nga koy jëm a jàng ba mokkal ko li nga ciy def loolu lañ leen di bëggoon a leeral après fii ba ñëwee ngeen def seen email nag moo nekk bi jeexee @gmail.com boobu moo ci gën a siiw bari na
pare nga fii ba pare nan ngay def da ngay bës suivant soo bësee suivant da lay demande pour nga confirmer li nga xam ci ni defoon nga ko mu nekk sa email après ñun nañ confirmer suñu email après ngeen daal di bës suivre sauvegarde sax la ñëw c'est la même chose après ngeen xaar mu paramétrage mu ne le paramétrage en cours comme gis nga mu la vérification en 2 étapes est activé c'est-à-dire il est en active daal c'est-à-dire moo gën a gaaw c'est-à-dire daal affaire bi normal na après da ngay bës ok su fekkee yow da nga koo bëgg a dindi c'est-à-dire da ngay bës désactiver fii boo ko bësee day daal di dañ carrément mais yow su fekkee da ngaa dem ba nga xam ci nii code bi nga xam ci ni defoon nga ko après yow da nga koo bëgg a changer da nga ñëw ba fii ñu defal lan changer le pin c'est-à-dire code bi su fekkee da nga koo bëgg a changer fii nga ñëw soo bësee fii lu mu lay laaj da ngay def code bi nga xam ci ni moo ci nekk bi ngay doon enregistré ñun lan lañ defoon mu nekk 76 comme pas gis nga foofu après fii pare nañ foofu mu ñëwaat fii mun la confirmer votre PIN après ñu defaat fii dañ defoon 76 après ñu ba sauvegarder comme gis nga mun la votre PIN a été configuré comme yaa ñu dañ ko censé daal def lañ defaatoon rek ñëwee ba léegi comme instant bi yow boo duggee fii nii comme instant boo defee fii ba pare sa code bu njëkk ba ngay def soo defee sa code bu njëkk ba pare bi ci toppaat boobu moo nekk code bu bees bi nga xam ci nii moom ngay defaat c'est-à-dire ñun dañoo def ñaari code yëpp ñoo yem rek ndax ñun bëgg ñoo changer 76 bi mais su fekkoon nañ ko bëgg changer buñ defee fii 66 ba mu jeex ba pare buñ demee feneen dañ koy def comme daal ñu changer du genre ñu def 77 loolu neex ngay def code bi yaay tànn lépp loo xam ci nii rek neex na la après fii suuf lu la bindal modifier l'adresse email c'est-à-dire fii moo nekk su fekkee da nga dem ba fàtte adresse bi nga xam ci ni defoon nga ko da nga ñëw ba fii ñu bindal la modifier l'adresse email bu ñëw fii nan ngay def da ngay ajouter email bi nga xam ci moo nekk sa compte bi nga utiliser woon c'est-à-dire fii moom ngay def après nga daal di koy taper après nga daal di ba suivant fii nag ngay def sa adresse bu bees bi fii ngay def sa adresse bu bees bi après fii nga def sa adresse bees bi après nga daal di bës sauvegarde comme bu bësee sauvegarde yow lépp day normal boo xam ci ni tamit fan yii yëpp ñu ñuy téye naan ñu connexion day gaaw a jeex nee na connexion day gaaw a jeex te moom buy connecté normalement lay connecté tey nag dañ leen di bëgg jox benn astuce boo xam ci ni ci WhatsApp la nekk loo xam ci ni boo ko defee yow sa connexion dina mën a yàgg si booy connecté WhatsApp ndax boo xoolee WhatsApp léegi par automatiquement da lay defal li nga xam ci ni mooy vocal yi nga xam ci ni dañ la koy envoyé vidéo yi nga xam ci ni dañ la koy envoyé musique c'est-à-dire audio yi nga xam ci ni dañ la koy envoyé day wàcc automatiquement sa biir téléphone c'est-à-dire saa nga laal comme ça saa nga laal ko nii pour mu ñëw moom mooy ñëwal boppam automatiquement xam nga da ngay dugg ci biir WhatsApp bi rek fekk vocal bi ñëw noonu après dama lay conseiller daa am foo xam ci ni da nga koy désactiver boo ko désactiver yow sa connexion dina mën a yàgg ndax bépp vocal bu ñëw yow yaa koy mën a cocher sa bopp pour vocal boobu mën a ñëw mais en automatiquement ñoom ñoo la koy defal li nga xam ci ni moo tax sa connexion di gaaw a jeex mais tey dañ leen di conseiller nan ngay def ba def ko c'est-à-dire boo demee ci 3 points yi ba pare après nga ñëw ci paramètre ba pare xam nga ni fii la lay indil bu la indilee fii ba pare fii comme ni nga ko gisee nii après fan ngeen di dem après fii ngeen di ñëw fi ñu la bindal utilisation de données et de stockage c'est-à-dire fii ngay daal di ñëw fii ngay ñëw boo ñëwee fii dama lay conseiller nan ngay def fii bindal na la utilisation du réseau comme gis nga appel yeeg médias yi lañuy jël say connexion xam ngeen jaarul xoole médias yi jël na 14 giga c'est-à-dire 14,400 gigas c'est-à-dire 14 400 go xam nga ni loolu ce n'est pas normal statut yi xool lim jël 1 giga xam nga ni lii connexion bu bari la bu baree la fii bind na la totalité bi bind na la yaa ngi seen li nga envoyé mi ngi nii li nga reçu mi ngi nii xam nga ni ñu reçu jaaduwul ñu utiliser nañ 16,4 go xam nga ni lii lu bari la pour lii nag pour nga éviter ko
pour nga fii bind na utiliser moins de données pour les appels lii nag ñi wuy appel dañ leen arrangé ndax appel vidéo ak appel normal li ñuy jël ci connexion jaaduwul ndax ñii li ñuy def application bi jaaduwul gars yu bëri doon nañ ko kaas mais ba léegi ñoom xam ngeen ni mooy loolu après fii ñëw nga fii bi na utiliser moins de données pour les appels da nga koy daal di activer lii boo ko activer lan lay jariñ ba tax na képp koo xam ci ni mi ngi lay woo day jël peu de connexion c'est-à-dire peu de connexion moom lay jël lii lu am solo la après pare nga foofu ba pare da nga ñëw ba fii ñu bind la utiliser les données mobiles fii nag boo ñëwee moo nekk sa connexion après foofu nga bës boo ñëwee fii ñun ko désactivé ban bes photo comme instant bi boo ñëwee fii man nga fi fekk lii boo fekkee lii moo nekk lan boo fekkee lépp mel ni xamal ni yow photo bu dikkee audio bu dikkee vidéo bu dikkee document bu dikkee day wàcc automatiquement sans yow nga laal ko c'est-à-dire booy duggee ci WhatsApp bi rek da ngay fekk képp koo xam ci ni envoyé na la photo rek da ngay fekk rek photo bi ñëw automatiquement mais su fekkee da nga désactiver yëpp nii bépp photo boo xam ci ni ñëw na yow yaa koy laal c'est-à-dire yaay recherche yaay bës recherche après moom muy doog a recherche wu pour ñëw mais lii lañ leen di conseiller après da ngeen di bës ok comme gis nga fii mi ngi nii comme gis nga boo duggee da ngay gis doo gis dara mais yow su fekkee da ngay utiliser wifi dama lay conseiller tamit nga désactiver ko ndax ce n'est pas cool daal ndax lii day jeexal connexion te en plus day feesal sa téléphone ndax des fois da ngay jot ay vidéo yoo xam ci nii daanaka rek solo bi bariwul te boo fa nekkee naan da nga koy wàcc noonu day diis sa téléphone te day gaaw a jeexal sa connexion après nga ñëw ba fii nag moo nekk lan fii ñooyam ba léegi fii nag moo nekk comme ça totalité bi daal fii tamit boo ñëwee da nga koy désactiver dama leen di conseil daal fii yëpp boo ñëwee ngeen désactiver ko su fekkee wifi sax ngay connecté moo tane mën ngaa wax ci lépp di ñëw ndax wifi moom du consommer dara ci yow mooy loolu mais su fekkee connexion moom day jël lu bari pare nañ fi ba pare dañ leen wan ban ak ban moo mën a jeexalaat sa connexion c'est-à-dire yow ngay seetaan YouTube lu gaaw a jeexal connexion bi YouTube day jeexal connexion lu bari ba tax na dañ lay conseiller boo demee ci YouTube bi nii nga def lii ñu lay wax lu am solo la boo duggee fii ba pare nan ngay def da ngay def nii boo defee nii après yow da ngay daal di dem ci paramètre ngay daal di dem boo demee ci paramètre fii comme gis nga nii lépp la lay daal di bindal comme fii da nga ñëw ba fii ñu defal la paramètre généraux boo ñëwee ci paramètres généraux ba pare nan ngay daal di def comme fii gis ngeen fii ñu bindal la yu bari ñëwee paramètre ba pare lii nga fi fekk nii li ma lay njëkk conseil li nga xam ci ni temps yi moom mooy jël connexion carrément ci YouTube bi moo nekk lan moo nekk lecture sans leçon dans le flux c'est-à-dire fii nii boo ko bësee lii moo nekk lan c'est-à-dire yow des fois da ngay romb benn vidéo saa nga bës ko vidéo bi day lire automatiquement c'est-à-dire daal vidéo bi saa nga laal ko day lire automatiquement te est-ce que xam nga leen vidéo boobu di lire automatiquement moom vidéo yi ngay seetaan ñooyam dañuy jël connexion dafa bari c'est-à-dire daal vidéo boo nga xam ci ni sans leçon dans le flux c'est-à-dire foofu ngay romb nii rek c'est-à-dire tendance bi bu ngay gis rek boobu day yóbbu connexion lu bari ba tax na dañ lay conseiller nga ñëw ba fi ñu mën leen désactiver boo ko désactiver comme gis nga désactiver nañ ko c'est-à-dire ñun duñu romb dara ba mu lire lii nag dañ leen di conseiller ngeen désactiver ko ndax ce n'est pas cool du tout ndax dafa gaaw ci connexion lu bari après ña nga fi ba pare lan laa lay conseiller mu nekk mise en ligne c'est-à-dire yow xam nga lii di YouTube ñoom dañuy def ay mise à jour c'est-à-dire daal dañuy def ay coppite yu bees lay def ma lay conseiller nag coppite yu bees yooyu lay yóbbu connexion bu bari ndax boo ko defee nii day ñëw automatiquement lay daal di ñëw c'est-à-dire daal yow sur tous les réseaux c'est-à-dire boo ko defee tous les réseaux bépp connexion boo yor rek c'est-à-dire bépp foo connecté moo xam wifi connexion day daal di mise à jour c'est-à-dire day def mise en ligne c'est-à-dire daal day télécharger wu automatiquement mais dama lay conseiller nga def ko
unique, c'est-à-dire bi unique, 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 uniquement sur un réseau wifi, c'est-à-dire bi nga koy def ndax mu nekk ci wifi kase. xam nga wifi moom amul solo sax walla moo tax bokkuñu voilà. comme gis nga fii lu am solo la, comme gis nga nii des na yeneen secret yu bari, mais on va y revenir, dañ ci ñëwaat ndax affaire bi jeexagul. mais bu leen fàttee abonné leen ba tax na dañuy dem ci TikTok. xam nga TikTok tamit li muy yóbbu ci connexion gàdduwul. TikTok day yóbbu connexion bu bare ba tax na dama leen di conseiller ngeen télécharger beneen TikTok bi moo tane li ma leen di wax fu wóor laa ko teg. TikTok bi nga xam ci ma nekk TikTok Lite. TikTok beneen bi boobu du yóbbu connexion bu bare, boobu connexion bu tuuti danga koy am te da ngay utiliser lu bare connexion bu tuuti danga koy am te da ngay utiliser lu bare. comme instant bi dugg nga ci TikTok ba pare nan ngay def, da ngay déw fii boo ñëwee fii après fii nan ngay def, da ngay dem mooy ci 3 points yi ñëw. c'est-à-dire da nga ñëw ba fii ñu bind la économiseur de données, c'est-à-dire fii ngay daal di ñëw. fii nag lu am solo la. économiseur de données moo nekk lan moo nekk yow, c'est-à-dire connexion bii ngay connecté, c'est-à-dire da koy réduire. fii mu ne lorsque l'économiseur de données est activé, ton utilisation, c'est-à-dire de données, sera réduite. mun la fii lii boo ko activé nii, c'est-à-dire boo ko activé nii say données day réduite, c'est-à-dire day wàññeeku su fekkee yow yaa ngi connecté. Les vidéos pourront s'afficher avec une résolution inférieure, mais nag dafa am souci bu moo nekk lan résolution bi, c'est-à-dire léeg-léeg vidéo yi nga xam ci ni yaa ngi koy seetaan day wàññeeku mais teewul tamit di nga mën a gis lu xaw a leer. mais man loolu sama classe gi nga xam ci ni vidéo bu lëndëm waxuñ ci dara lu nga ko mën a utiliser mais yéen doon laaj li tax sa connexion di gaaw a jeex. desaan na beneen tamit moo nekk Play Store tamit lu gaaw a jeexal connexion ba tax na de ñu ngi ko wan rapidement. comme gis nga dugg nga ci Play Store nii ba pare après nan ngay def, c'est-à-dire da nga ñëw fii sa profil ngay daal di ñëw, après nan ngay def paramètre ngay daal di dem. boo demee paramètre ba pare fii fekk nga ñu bind la généraux, c'est-à-dire moo nekk totalité bi foofu leer na. après ña nga foofu pare fii gis nga fii ñu bind la mettre à jour automatiquement les applications, foofu ngay bës. fii nag lii moo nekk application yi dañuy mise à jour automatiquement, c'est-à-dire boo ko defee nii après yow fii ci kaw nii mu nekk lan mu nekk via n'importe quel réseau, c'est-à-dire yow moo xam fépp foo mën a connecté daal ci gàttal moom day jël connexion bi. c'est-à-dire boo defee fii moom day def mise à jour am, mais boo ko defee via bi fii seulement, c'est-à-dire fii boo ko defee fii connexion bi fi uniquement lay jël. mais boo ñëwee bi fii nga def ko ne pas mise à jour automatiquement les applications, foofu laa leen di conseiller ngeen def ko ne pas mettre à jour les applications automatiquement. fii boo leen ko defee yéen seen connexion du dem ci fii, c'est-à-dire daal du mise à jour. mais su fekkee comme sama genre gi nga xam ci wifi la ñu connecté, mën nañ ko def via le wifi uniquement. même boo ko defee fii ci kaw dama lay conseiller nga désactiver ko, ndax am na benn waay joo xam ci ni lii laa ko expliqué woon bii kase bu daan jënd connexion une semaine sax du ko mat mais instant bi léegi day dem ba 20 jours la connexion bi di am. xam nga loolu astuce bu cool la, moo tax dama leen di conseiller ngeen def ko su fekkee yéen mooy loolu. comme fii gis ngeen ba léegi dama leen di conseiller ngeen ñëw ba fii lire automatiquement les vidéos. lii tamit da yóbbu connexion lu bari, c'est-à-dire fii mu bind tout lire automatiquement les vidéos, c'est-à-dire mu ne boo amee connexion wifi, c'est-à-dire connexion de données, c'est-à-dire daal mu nekk nga yor puce Tigo Orange di connecté lépp ñoom daal boo ko defee bii ci kaw lépp loo manti yor rek day daal di vidéo yi day dem automatiquement. mais soo ko defee fii lire automatiquement les vidéos via le wifi uniquement, c'est-à-dire yow fii amoo connexion wifi rek vidéo yi du lire boppam automatiquement. su fekkee yow wifi nga connecté dama lay conseillé nga def ko boobu, mais bu fekkee kii tamit mën nga koo bàyyi. mais li ma leen di conseil ñi nga xam ne ñoo bañ seen connexion di bañ a gaaw a jeex, moo xam lépp nu mu mënti demee, dama lay conseiller nga ñëw ba fi ñu la ne pas lire automatiquement les vidéos. après nga daal di bës ok. comme sama gars yi des na yeneen
ak yeneen mais vidéo bi dafa commencé gudd nii moo tax ba tax na dañ lay conseiller lii ñu fi jot a wax ngeen def ko te suma gars yi bala ngeen ñëw poser benn question dama bëgg ngeen xool lien yi nga xam ci ni ñoo la koy envoyé boo xoolee ba nga xam ci ni gisoo si question bi nga xam ci ni yaa ngi koy bëgg laaj nga ñu doog a poser question bi mais yow doo xool question bi xooloo dara jékki-jékki rek tëb dañuy laaj question ba tax ne moo tax duñu la mën a tontu ñu baree bari ñi ngi jéggul bu baax nag si ñàkk solo yi waaw mais dañ leen di conseiller ngeen def li nga xam ci ni abonné leen lépp fii lay xewe jaajëf